asalaamaaleykum. Waaleykum salaam. sama kilifa yi toog fii tey jii monsieur le maire de la commune de Thiès Nord. ak monsieur Mor Coulibaly. secrétaire municipal bi. monsieur Mapaté Bousso. monsieur Mapaté Bousso. directeur des services communaux. directeur des technique services communaux waaw. directeur technique des services communaux. ñoo ngi fi daje man maa ngi tudd Thérèse Mbaye nekk présidente de l' association des femmes rurales du département de Thiès. kuréel boobu bokk ci réseau national des femmes rurales du Sénégal ma nekk seen secrétaire. yàlla def na ñu am benn lëkkaloo ak kuréel gu ñu wax GIZ ci li nga xam ne moo war a nekk la gestion des déchets nekk ci sa commune monsieur le maire nekk ci commune Morolan nekk aussi ci commune Mboro. tey jii nag monsieur le maire ñu ñëwoon fii nag di feddali kóllëre di la gërëm ci li nga xam ne nangu nga liggéey ak waa GIZ ci li nga xam ne mooy setal suñu environnement moo koy naatal. en même temps di la laaj aussi ginnaaw bi ñu la gërëmee ci loolu ba pare nag ñu lay laaj projet boobu nag nga xam ne ñëw na fi ci gestion des déchets mooy aar li nga xam ne mooy suñu environnement bi en même temps di ko setal te ku ne xam la nekk ca mbalit mbonaay ga mooy les maladies yi nga xam ne mën na koo causer mais ci fin bi itam xam nañu ngëneel gi ci ne te sa gox am ay béykat yoo xam ni yaa ngi leen encadré ngëneel ga mooy que ne des fois ca njeexatal ga am na noo xam ne ni boo ko defee dina fexe ba tos mën a juddu ci loolu ak aussi récupération ci li nga xam ne am na loo xam ne dañ koy boole ci mbalit mi mais bu ñu ko récupéré mën a jëriñ sa askan. yooyu yëpp ñu ñëwoon fii rek di feddaliwaat kóllëre di la laaj noo gisee projet boobu ak nan nga ko déggoo woon bi muy ñëw sa gox. jërëjëf la présidente Thérèse ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm ak sa délégation ak presse bi nga xam ni moom nga àndal donc waa D-Média Thiès Média balaa muy doon donc comme nu ma la ko présenté sànq maa ngi ak le secrétaire municipal Mor Coulibaly mais également le directeur des services techniques communaux de la commune de Thiès am mbégte nag dalal leen bu baax a baax parce que li nga xam ni mooy ay di jàmbaar bi nga xam ni mooy tey collaboration bi nga xam ni Thiès Nord def na ko ak waa GIZ dans le cadre de la gestion des ordures dafa nekk lu nga xam ni lu ñu soxal la lu ñëw à son heure la ndax xam ngeen ni commune Thiès la ville de Thiès ñetti commune la ak ville donc compétence yi dañ ko séddale ville moo yore la gestion des ordures mais dañu gis ni gestion boobu nga xam ni moom moo nekk compétence ville dafa suuxee loolu ci commune donc ñun communes yi dañoo am de réels problèmes bëri ay décharges yi nga xam ni sauvage yi nga xam ni day impacter environnement moo tax si suñuy démarche bañ ko santeeg suñu frère Mathieu mi nga xam ne mi ngi liggéey GIZ mu ne ñoom mën nañu ñoo jàppale si domaine boobu parce que dañu am ñetti jafe-jafe si gestion des ordures bu si njëkk mooy suñu jigéen yi si kër yi bu ñu dajalee mbalit bi amuñu fu ñu koy def bu loolu weesoo mbalit bu ñuy jëlee si kër yi aussi du ko yóbbu si décharge bi ni ñu koy yóbbee aussi jaarul la mooy moyen de collecte bi donc dafa jaar parce que ay services la yu nga xam ne répondre lu ñu aux normes donc mbalit bu ñu ko jëlee balaa ñuy dem ci décharge bu ñu yeboon pratiquement 500 kilos d'ordure mën naa ni 100 kilos d'ordure dina wadd si yoon bi te loolu aussi day tilima beneen bi mooy foofu nga xam ne dañ koy sorti foofu aussi dañuy gis ni musiba bu rëy la indi parce que foofu déjà day nekk décharge anarchique ñuy gis ay bujumaan ñuy ñëw du for ay fer ay xale ñuy taal saxaar bi du dugg ci kër yi mu nekkoon jafe-jafe bu rëy bañ ñëwee ñu waxtaan si ñoom déjà waa GIZ ne ñetti étapes yooyu yëpp mën nañ ci jàppale donc mu am solo maanaam mbalit bi nga xam ni moom la ñuy dajale ci kër yi ñu jox ñu ay poubelles yi nga xam ni mën nañ koo denc deuxièmement bi li nga xam ni moo war a jël mbalit bi ci kër yi yóbbu ko muy saret yi nga xam dañuy répondre ay normes yu jàppale
décharge bi aussi ñu dem ci décharge yi ñu xool nan lañ koy aménager ba du nekkati une décharge sauvage mais day nekk décharge bi nga xam ne day bokk day du impacté du am benn impact négatif ci environnement donc loolu lu ñu sant la déjà li wàllu poubelle yi déjà lu mot ñetti junni poubelle jox nañ ko nga xam ni jox nañ ko lu mot ñetti junni kër donc matériel bi nga xam ni même ñi nga xam ne dañuy liggéey ci évacuation des ordures bi nga xam ni mooy charretier yeeg yooyu seen tenue yeeg dàll yeeg masque yeeg yëpp déjà jot nañ ko léegi kon lu desoon moom mooy décharge yi ni ñu koy aménager c'est vrai que cible bu ñu njëkkoon am mooy la décharge de Médina Fall mais ni di comprendre loolu daloon Yves bu Morolan la moo ma dal donc mbalit boo nekku nii rek ñëpp jóg ñu yaakaar nii da nga ñëw pour indi mbëbës bis te fekk na foofu décharge moo fa nekk mais lu ma leen waxoon naa leen ni décharge Médina Fall bi ñaari responsabilité donc moo fi mën a am benn bi responsabilité nga jël sa responsabilité annuler la décharge ou bien nga jël sa responsabilité aménager ko mais bu ngeen bëggee ni de décharge lay doon du ngeen ko defar ëllëg si biir di ngeen yuuxu parce que lii nga xam ni moom la GIZ du indi pour defaral leen ko bu leen rëccee mairie amul moyen mu ñëw def ko fi bañ ci raxee ay quelques politiques GIZ nañu jëlul coow nañu wutiwaat pourtant bañ ko bàyyeeg léegi motagul ñeenti weer population yëpp ñu ngi dawaat di ñëw te loolu ñu fa doon nañu ñëwaat wax naa leen ko maintenant am na site bi nga xam ne gis nañ ko fii ci Kër Modou Ndiaye donc 1 hectare la ñuy wax ak borom franchement moom accepté mettre à la disposition de la commune site bi décharge donc pour une durée de 5 ans en attendant donc centre la bi nga xam ni ce sera un centre de tri donc nga xam ni bu ñu ñëwee mbalit bi lépp bu fànn bu nekk ak njëriñam xeer yi ñu dajale ko plastique bi ñu dajale ko comp yeneen li ñu def ko matière organique yi ñu def ko compost donc si gàttal daal boo wax ni daal commune Thiès Nord franchement avec ce projet là da ciy sant yàlla bu baax a baax c'est vrai que am na ay quelques difficultés mais yooyu mën nañ ko lim mais nit ñi xam nañu parce que tey suñu problème majeur en tant que collectivité locale c'est la gestion des ordures parce que d'abord moyens yi ñu waroon mun a am pour faire face yoruñu ko parce que dañoo jël moyens yooyu jox ko ville ne moom mooy tonni te ville sax pratiquement daa mujj croiser les bras ICG moo ñu nekk duñu jàppale te commune bu mel ni commune Thiès Nord nga xam ni y a 122 000 habitants donc téeméeri junni ak ñaar fukk ak ñaar ñu yore le plus grand marché de Thiès da nga gis mbalit day nekk problème voilà. merci beaucoup monsieur le maire ci kàddu yu rafet yooyu di am mbégte bu baax a baax loolu boo ko waxee ma gëm ko ndax ku ne xam na ne maire yi moyens yi nga xam ne moo leen war pour ñu mën a satisfaire seen population yàlla dénkagu leen ko te foo dem foofa noonu la mais quand même loo gis aussi jafe-jafe lay doon bu yàggee mu am saafara comme nit ñi njëriñ li gisuñu ko woon mais ñu dem ba ci biir xam ne lii nekkul loo xam ne li def ñuy lor ndax mbalit luy loore la te yaakaar naa ci animation bi xamaloon nañ leen ni boo ko bàyyi mooy gën a lor boo ko yóbbee feneen loolu ñu ciy bég lor comme ni nga ko waxee rek léegi xam nga ne loo gis am na ay jafe-jafe jafe-jafe yi mu ci jànkoonteel boo ñu ko waxee ak la nga xalaat ni moo doon naan moo war a dooni saafara loolu aussi boo paree ci jafe-jafe yooyu rek nga enchaîner ñu ci li nga xam ne xalaat nga ne jafe-jafe yooyu xalaat nga ne lii ak lii mooy yow mooy sa partenaire yi bu ñu ko defee xëy na leneen gën a am yokkute. waaw boo xoolee jafe-jafe yi boo gisee sax mu am peut-être que dañoo communication bu waroon am dëgg bon peut-être moom moo des sensibilisation bi parce que jàpp naa ni ki nga xam ni sensibiliser nañ ko réellement si li nga xam ni moom la projet bi parce que ñun dañoo jàppoon rek ba ñu demee gis GIZ lu muy liggéey ci wàllu mbali ñun jàppoon nañu ni tey foo commune boo ko indi ñëpp war a tàccu ñëpp war a tàccu mais xam nga mbalit dafa sensible bu ñu nee am na bërëb bu ñuy aménager pour def fa mbalit rek même bu fa doon mbalit doon nekk sax dañuy jàpp leneen waaw donc projet bi lu ñu jàppoon ni mooy déjà li ñu doon fi gis rek mooy décharge la donc yëpp
day nekk beneen bopp benn rëbës biis donc loolu la ñu raxal donc si mbalit donc yooyu moo doon difficulté parce que mbalit ñi yaa koy produire mais ñëpp a ko ragal kenn bëggul mu jagal te gis nañu tey avec UCG les sites normalisés décharge yi nekk si biir dëkk bi mais nuñ dañ koy aménager si def ci ay espace vert tout autour mais amul indil benn problème donc boo ko gérer mbalit mënutul nekk musiba mais loolu nag moo jax mooy nekk li nga xam ne moom la askan mënul nangu moom ñoo koy produire de ñoo koy tasaare d'une manière anarchique mais boo ñëwee nga ni dama koy normaliser rek ñoom jàpp nañu ni musiba te ñoom ñu ngi ci musiba loolu mooy suñu jafe-jafe bi nga xam ni moom moo def maintenant moo tax ba ñu fa jógee après gis nañu ni ñu wan leen déjà li nga xam ni jot nañ ko def GIZ def na ko si yeneen gox mais gis nañu ni njëriñ kese lay jur. waaw foofu de dama lay dolli rek monsieur le maire suñu kilifa bu baax bi mooy que ni comme ni nga ko waxee la communication et sensibilisation yaakaar naa ni suma ndaw yi nga xam ne ñu ngi dem ci GIE yi comme sa GIE yeeg yooyu comme ni nga ko waxee communication moo yore projet. sensibilisation ndax nit ki aussi comme ni nga ko waxee xam nga nañu ne Dakar moo tiital ñu bëri. dañu ne mbëbës rek même Morolan bu ñu fa demee c'était ça. mais bi ñu demee ak suñu ndaw yi jéem a wax nit ñi loraange nga nekk ca mbalit ma jéem a wax nit ñi aussi njëriñ ma nekk ca mbalit ma jéem a xamal nit ñi ni nekkul loo xam ne nii rek dañ ko fay jal rek jal ko foofu abadataay xamal leen ni après ci jal gi nan la ñu mën a def ba mu delluwaat ci ñun nan la ñu war a mën a def ba mu amal askan wi nga xam ne daf koy xeex. vraiment communication comme ni nga ko waxee loolu rek laa la doon feddali ne lu am solo la moo tax léegi dañoo wut ay ndaw yu jiitu di xelal nit ñi njëriñ la won leen ay film xamal leen loolu nan la ñu mën a def ba jàll ko vraiment loolu ñu koy rafetlu te aussi monsieur le maire yaa ma ko gën a xam sax xam nañu ne projet boo gis rek ak même bu doon suukar sa des fois nit ñi dañ naan am na tuuti xorom moom la suñu mbokk sénégalais yi taam mais bu ñu demee ak diir rek bu dee ñett la ñu woon ci li ma fi ma jaar yëpp ci ñetti fan yi nga amoon ñetti nit balaa weer di nga am téeméer loolu comme monsieur le maire ñu la ciy encouragé fi ñuy wax jeexale suñu wax bi rek mooy que ni lan nga xaar ci programme bi nga xam ne moom la ñuy yor. waaw donc luñ ciy xaar rek mooy d'abord parce que programme bi c'est vrai que nekkul lu pérenne lu nga xam ni benn diire rek la luñ ciy xaar rek mooy li nga xam ni moom lañ ci yaakaar parce que dinañu permettre ñu changer positivement les mentalités par rapport ak mbalit donc loolu déjà ñu ngi ko ci xaar maanaam fexe ba ñëpp jàpp ni mbalit nekkul luy lore mais mbalit lay njëriñ. donc loolu déjà dañ ko ci xaar maintenant li nga xam ne aussi moom lañ ci gën a séntu aussi mooy collaboration bi continuer bu délai yi bu durée bi jeexee sax ñu continuer ñu aussi du ñu accompagner parce que dafa di néeg la nga xam ni comme moo waxee rek mënoo am programme bu durée juróomi at yëpp nekk macha allah quartier yi soppeeku lépp lii dëkk bi set nga dem ba biir programme bi arrêté. donc te yow da ngay gis ni commune bi attunu loolu aussi day nekkaat jafe-jafe maanaam lu nga jotoon liggéey yëpp dégg donc au-delà même de la durée du partenariat dañuy bëgg aussi toujours un accompagnement c'est vrai que nag nit ki nag moom boo ko nàmpalee ba muy mën a donc bàyyi boppam mais kooku moom loolu am na mais luñ ci mën a amaat ak si accompagnement bi day baax donc loolu la baax. donc bu ma comprendre mooy que ne suñu xaritoo bi daal ñaan nga yàlla ñu gën ko wéyal. muy ci mbalit mi muy ci leneen loo xam ne lii sa population bi dina ko soxla. voilà c'est ça. donc merci monsieur le maire sa dernier mot. waaw du la sant bu baax franchement du leen gërëm bu baax parce que aussi li ngeen di def nii yàlla rek moo leen di fay. parce que di yëngatu lu nga xam ne day yokk day gën a ñoŋal dundu askan gi. donc yéen ñi def lu jàpp du leen sant mais également notre partenaire GIZ aussi ñoom itam ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax xam ni rek déjà début d'un grand commencement la pour une grande collaboration xam nañu daal on est disposé toujours
tàllal loxo yi pour ñu ànd pour plus toujours les résultats au bénéfice de nos populations. Merci beaucoup. Merci wante Khady yow mu ñëwoon waxtaan si ak GIE bi damaa bëgg nga may ñu kàddu tuuti bi nga yeggee nan nga gisee GIE bi nga xam ne ci dafa lëkkaloog maire pour li nga xam ne mooy déchets yi nga xam ne moom la ñu fas yéene dindi ko même bu dul à 100% wàññi ko bu baax a baax ci li nga xam ne mooy Thiès Nord GIE bi noo gisee bi nga ñëwee ci ñoom. asalaamaaleykum. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di beral nuyoo bi nag sunu maire bi waaw. après nag bi ñëwee fii maa ngi tudd Khady Tine en fait maa ngi tudd Khady Tine animatrice la ci programme gestion des ordures. waaw après bi ñëwee Thiès Nord nag ñu accompagner daal doon na kontaante ci programme bi niñ ko yaakaare woon daal ñu ngi koy doxalee noonu te liñ ci doon séentu tamit buñ ci continuer am ay appui tamit dina doon résultat boo xamante ni bii moom lañ doon xaar bi ñuy def programme bi. ci wàllu boobu yépp nag ñu gis ni gestion des ordures doon na loo xamante ni bii ni tey mën na doon inconvénient waaye suba mën nañoo bu ñu toppee norme yi comme ni mu gënee si ñun maanaam ñu wutal askan wi site boo xamante ni bii ni fa la ñuy déposer seen ordures yi ak tamit ay matériel comme ni ñu ko waxee fi ñuy déposer mbalit bi dina dem ëllëg ba mbalit moom au lieu mu doon inconvénient pour population bi day doon seen avantage parce que mën nañoo dem ci biir mbalit moom ñu xool ni bu ñu wutee site bu ñuy déposer mbalit bi buñ demee dañuy def foofu ay tri plastique bi à part après ñu def verre yi à part dina am ñu koy soxla usines yeeg yooyu après tamit ñu dindi mbuus yi ñu teg ko à part bu paree lii des ci mbalit moom day mën a doon tos pour sunu tool yi day dimbali tamit baykat yi parce que ñun commune Thiès Nord peut-être liñ mën a wax ni ñëpp mën ñoo dem ci bureau yi waaye tamit mbay doon na loo xamante ni bii mën na jàppale ñeneen ñi pour ñu mën a gagner seen vie daal waaw merci nag maa ngi gërëm waa GIZ waaw li ñu def rafet na te kàddu yi tamit mën na am. macha allah waaw léegi daal sa wax bu mujj bi mooy que ne population bi ñu ñëwee ci GIE bi bég nañu ci li nga xam ne maire collaboré na ko ak GIZ pour jàppale leen ci ordre yi accueil bi daal moo doon ne nit ñi sawar nañ ci ou bien loolu la loolu rek laa bëggoon a xam. waaw nit ñi sawar nañ ci programme bi waaw ñu ngi bëgg nag bu ñu mënee am ñu leen di pousser pour programme bi mën a continuer jëm ci kanam parce que seen avantage rek lañ ci gis. waaw parce que ñun tamit ñu ngi beral nuyoo sunu ndaw loolu nekk ci GIZ ànd ak ñun di liggéey muy Mathieu. waaw mu ñuy dimbali sunu commune ak commune yeneen commune yëpp moom liggéey rek moo ko soxal waaw. yàlla ko yàlla jàppale te yàlla gën a waaw ak ñi ko ñëw ñi koy teeru sax ñi koy teeru au fait parce que ñooñu tamit doon na ñoo xamante ni bii ne ay exemplaire lañ comme maire Thiès Nord ñu njëkk a dajal wax nañu ay compétence yu bëri yoo xamante ni bii génne na ko ci activité bi te loolu lañ doon xaar ci liggéey merci beaucoup. macha allah merci Khady kontaan nañu monsieur le maire ak ñi nga àndal ñëpp am mbégte bu baax a baax ci li nga xam ne collaboration bi yàlla dugal suñu diggante ak yéen vraiment jaajëfati comme ni ko olof yi di waxee jaajëf rek ci kanam ca kaw. yàlla li nga mbébét ci sa commune yàlla may la ko te mu ànd wér ak wér la ak ñi nga àndal yëpp. ba naataange mën a ñëw fii te lëkkaloo bi nga xam ne yàlla dugal na ko ci suñu diggante ngoro boobu yàlla mën koo wëyal ba ku nekk gis ci njëriñu boppam merci GIZ merci la commune de Thiès Nord en particulier le maire monsieur Lamine Diallo. Merci beaucoup encore Thérèse.